naa ni amuloo benn jot parce que dëgg la da ngeen demoon ci àll bi def seen ay xaatim waaw neex bi léegi nag yàlla dogal tubaab yi comme nañu xareñ combat beeg neex di annulé wu nga war a duggaat ci àll bi pour def yeneen xaatim pour adversaire bu bees bi parce que tey combat boo xamante ne moins de 48 heures dañ la ko jox ba jaaxal na ma noonu fu mu toll nii faaw nga dem dugg ci àll bi waaw man de maa ngi Dakar yaa ngi ci yoon léegi maa ngi Dakar génnuma Dakar man mais léegi bul daw des yow bu ma la fi laajee léegi waxu xaatim da nga ma ne woon suñu cosaan dañ koo fonk li gën a wér daal fii moom ku ne xam na ne Poste Thiaroye la ah yaa ngi ci yoon di dem mbelu ngi déggoo li voilà bu la neexee daf may jaral may avancé sax ba nga gis ne man Ndakaaru laa nekk ville laa jublu lii leer na wala leerul mais mystique bi rek kon Cheikh nga yónni mu toppatoo ji mystique bi tey ci guddi Omzo bu Garga dimbale ma atema Buzz Pro non parce que non léegi wan ma sa kanam ma lay xool léegi tey combat bi non Omzo lu mu gàtt xam na Poste Thiaroye xanaa non léegi jëlal sa kanam ma expliquer la benn affaire waaw léegi combat bi du caaxaan tey dama leen ci fiital Reug ñi soog a am combat muy waaw parce que yàlla dafa dogal tubaab yi ngeen di jàmmar lool xamuñu suñu ay réalité mystique ngeen leen doon dugal fu xóot mais fii 48 heures amuloo jot dugal waa ji foofu noonu nga ko doon dugal léegi li ma bëgg a njëkk a xam mooy lu tax un changement d'adversaire léegi ginnaaw bu ma la nuyoo. waaw alhamdulilah rabbil alamin sant nañ yàlla bu baax a baax julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne dañuy dem en bref rek ndax mu gaaw. dëgg la ndax xam naa ne live force lañ ko mën a tuddee. dëgg la. waaye bokk na ci li gën a tax nag ma bëgg live bi. waaw mooy combat bi moom yow dañ ko bëgg a def sa combat maanaam yow fii la ñuy tàqalikoog yow. xam nga lu tax fii la ñuy tàqalikoog yow. dëgg la. xam nga comme yow lépp lu ñu def nga ne mystique la. waaw. combat bi incha allahu rabi bëgg naa bu jàllee. waaw. mbër li ma ko doon sas yëpp naan ko ay xamal ne da ngaa représenté Sénégal. xamal ne Afrique yëpp a ngi sa ginnaaw. bii paa moom dama naan ko bii dañoo war a tàqalikoog Buzz. ndax combat bu ñu ficelé en 24 heures. yaakaaruma ne dara yi mystique mënati laa xëj donc moom. tey li ma koy ñaaxee mooy. fii moom dafa war a tàqalikoog yow. waaw exploit bu rëy bu ko defee yow nga xam ne moom mbir mi kon du mystique léegi. waaw parce que am na lu ma mënul révéler. am na lu ma mënul révéler mais comme yow dem nañ sax comme yow dem nañ ba bu ñu solee kiloot kenn takku ca dara te yow toujours pour yow ba léegi mystique la. waaw léegi nag dem nañ lii yëpp non laa koy xalaat. non déggoo ni voilà parce que vous êtes dangereux. non waa déggoo ni voilà One Champion def na lu baax donte xëy na souhaité wuñ ko woon noonu. mais fi mu ne nii dinañu taxale ak yow combat buy ficelé ci 24 heures moom amul demal gauche wala demal droite fii ngay xamee ne ñun dañuy entraîner rek dem liggéey li ñu war a liggéey ñaan yàlla suñu borom mu may ñu ndam. léegi bu ma ñëwee ci sax je ne suis pas trop dans les considérations mystiques mais ak yéen dafa am ay kilifa yu ma woo ñoo xamante ne ci MMA bi la ñu ne ay kilifa ci MMA yoo xamante ne dañ ma ne sawaay affaire am yi am na yu mu rax man li may wax du caaxaan de ay ñoo xamante ne dëkkuñu sax Sénégal ñoom ñoo ma ne sawaay am na affaire am yi am na lu mu rax lii du MMA kese du doole kese loolu moo tax man bu ngeen di dugg ci MMA bi pour man foofu rek ngeen ko wékk te man am na ci benn am na kenn koo xamante ne du ma wax source bi mais jege na leen lool nee na ma non gars yi Boucher Sa bu ñu amoon Boucher Sa sax dañ koy yeew ba du bouger donc kii nag ngeen amoo leen jotu yeewu xam naa ni fu mu toll nii moo tax ngeen jaaxle nekk ci àll bi amoo leen jotu yeewu amoo leen jotu def dara tey moom tey la lépp di leer incha allah mais léegi est-ce que mën nga ñëwaat ci 30 secondes rek comme ni nga waxee temps bi dafa gàtt ci 30 secondes ci lu tax ñu changer leen adversaire waaw li maanaam affaire bi comme ni mu demee woon boo xoolee temps yële maa ngi wax ak Boucar nee naa ko MMA dafa am ñetti lignes yoo xamante nii mun nañ ko tuddee sax vert jaune rouge bu ci nekk dafa am foo xamante ni di nga ñemee communiquer ak foo xamante ni doo ñemee communiquer
donc boo xoolee tey ñun ci dynamique bi nga xamante ni moom la ñu newoon mooy Mehdi Bargui moom la ñu amoon comme adversaire avant moom proposé nañ fi ay Bouchecha proposé nañ ñu fi lu ne ñu mujj jël Mehdi Bargui. Il s'est trouvé que ne Mehdi c'est un Iranien Perse la Iran la dëkk. donc bi nga xamante ne nii maanaam jóge na Iran pour ñëw Singapour ku ne xam na ne Iran ak Singapour dafa sore lool man xam naa Iran dem naa Téhéran donc sore na lool ak Singapour donc bi loolu amee mënul woon am vol direct donc il était obligé ñu defal ko vol boo xamante ni day transiter Qatar léegi ki mu dendaloon ci vol bi jóge Iran jëm ci Qatar comme aéroport yi léegi foo yegg rek boo wàccee dañ lay daal di defal test donc ki mu àndaloon bi ñu ko defalee test moom dafa positif donc lii mooy li nga xamante ni positif Covid-19 donc biñ ko testé mu positif ñu jël Mehdi Bargui daal di ko mettre en quarantaine biñ ko mettre en quarantaine ba yàlla dogal ñu testé waat ko mu négatif ñu testé waat ko encore sax mu négatif mais xam nga gars yi moom comme Covid bi moom ils sont sérieux dessus xam naa ñu gis ne daal Mehdi ak keneen ki waroon fayit ak ki nga xamante ni moom lañ ñu mujj jox ñoom daal li gën a wóor mooy nañ leen génnee maanaam ci saako bi rek donc ci lañ wax ne daal léegi ci lañ ma envoyé message ay 2 heures du matin fekk na 10 heures la heure de Singapour di ma xamal ne ma ñële moom ñaari combattant yële ñu ngi leen di libéré seen gouvernement sax ñëw na dem jël si leen pour dem delloo ji leen quoi. ok kon adversaire u Reug Reug bi nga xamante ne moom mooy Mehdi cas contact la ci Covid 19 moo tax ñu annulé combat boobu mais comme tubaab yi dañu xarañ fexe nañu ba tey ki nga xamante ne moom mooy Reug Reug utal nañ ko beneen adversaire boobu nu mu tudd ak fu mu sokkee ko ak lan mooy palmarèsam léegi seet. waaw adversaire boobu noonu nekkoon na benn dur labeur sax pour ñu amaat adversaire parce que ku ne xam na ne du yombee noonu boo pare amatul woon ay adversaires yu bëri yoo xamante ni ñoom nekk nañ sur place nekk à Singapour te gouvernement Singapour ku ne xam na ne seen protocole yi dafa xaw a diis daal donc bi ñu nekkee daanaka mun naa wax ne 2 heures du matin ba 5 heures du matin ñu ngi doon jokkoo pour jéem a xool ban adversaire moom la ñuy am bi ñu demee ba trouver adversaire aussi il s'est trouvé que ne suñu ay partenaires yoo xamante ni dañoo am kaddu ci affaire bi te ñoom ñu nekk Londres ñi nekk Liverpool il fallait ñu xaar leen ñoom ñu yeewu parce que ñooñu mag ñoom ñoo xaw a bokk heure mais bon man comme ak coordination bi nii bu combat bi bu lii xesee am daanaka booy boo ma ne 7 jours yi yëpp bu ñu xesee nekk Singapour damay liggéey ci ñaan yëpp quoi du ma nelaw waaw. donc noonu la demee. macha allah. waaw kon adversaire bi nu mu tudd nga wax. adversaire bi mu ngi tudd Patrick Smith. kii de retenir la góor sax tur bi bu baax loolu mooy mystiquement. Patrick Smith la tudd wax naa la ko Patrick Smith. mënuloo ko dara mystiquement kii moom moo la ñëkk a jóg. Patrick Smith. donc Patrick Smith bi nga xamante ne moom moo war a jàmmaarloog Reug Reug. moom. waaw gis nañu ni palmarèsam 0 combat MMA la def. kon dafa mel ni benn champion la bu jógee ci beneen sport. sport boobu di Muay Thai xaw ma. donc genre kickboxing la. donc ci loolu la jóge loxo yi dafa neex tànk yi neex mu entraîné am doole. est-ce que naa la xamal benn affaire. ci les grands champions les espoirs. waaw. les espoirs d'un sport de combat en général ku ñu foogul rek moo leen di gagné premier combat. waaw. ñun ñëpp sénégalais lañ on souhaite la victoire à Reug Reug mais. ñun ñëpp ay sénégalais lañ loolu xam naa ko. waaw c'est un grand risque nga jël à 24 heures. d'un combat nga changer adversaire. jël benn je pense qu'il est originaire de la Suisse ah. waaw nga jël adversaire boo xamante ne xamuloo ko te mu nekk style bu différent de adversaire bi nga waroon jàmmaar loolu question boobu dinaa ko poser Reug Reug ci kanam mais est-ce que tamit li nga def nii est-ce que Leyti tey jëluloo risque bu mag pour un champion comme Reug Reug nga xamante ne dañ ko teg ci benn yoon amoon yaakaar ci moom nga nar a ñëw këpp suñu yalwaan tey waa xam nga li may bëgg nga xam
mooy boo ne rëg-rëg maanaam ngeen teg ko ci yoon maanaam day mel ni allo Leyti allo Leyti waaw maa ngi dégg bu baax waaw maa ngi dégg waaw Leyti yeggalil waaw waaw donc maanaam rëg-rëg moom carrière am ku ne xam na li ma ci doon yaa ngi dégg donc nekkul ne maanaam damaa jóge fële rek par exemple tey jii comme ni nga waxee mel ni damaa ñëw rek ne ko damaa xaar ba mu sotti rek ma ne ko kaay ma dem wutal le combat MMA non c'est pas ça ñuy suivre live bi xam nañu donc li ci nekk mooy rëg-rëg moom comme ni mu ko waxee c'est quelqu'un qui aime les sports de combat même bu MMA amutoon toujours maa ngi lay wax ne la rëg-rëg dana dem defi leneen mais l'essentiel na doon sport de combat am na ci gars yi nag kuy wax ne Max Mbergane la defe naa ñu koy nuyu de passage moom mooy faral di wax ne mbër mu ndaw du préparé day pare xam nga loolu moom wax dëgg yàlla ku ne xam na ne mbër mu ndaw du préparé day pare rëg-rëg nag kaar macha allah yal na ko yàlla lafal cat lépp luñ mun a def ba chaque jour muy pare rek ñu ngi ci moom itam mu ànd ak ñun di ko liggéey ndax la muy daj moom moo koy daj ay entraînement ñun moom liñ ci mën a def rek mooy lépp lu ñu def ba moom mu pare rek l'essentiel ñun ñu ngi koy def mais am na kenn ku ma lire ci commentaire mu ne ma Beuz tu es trop négatif pourquoi nii non attention man duma fi nekk nag di raay gars yi naan leen wëy da ngeen di gagné ñii lay demeek noonu man damay xool tout le temps le risque bu am ci adversaire moo koy wax il faut may wax sama xalaat parce que itam sport de combat la ñu waxuma ni le gars il est favori mais gis nañ ay champion yu mag seen défaite yu ñëkk genre situation yu mel nii lañ ko jëlee je parle en connaissance de cause am na ñu xam li may wax te dinañ ci ñëw ku mel ni Tony Ferguson yaakaar naa keroog bu mu waree jàkkaarloog Habib ba Habib annulé combat bi ñu mujjee ko jox Justin Gaethje gis nañ bu mu demee te loolu même cas de figure bi moo ñëwaat tey ci combat Reug Reug bi su ma jëlee Reug Reug léegi dinaa ko expliquer mu tontu ma léegi lan ngay tàggatoo waaw léegi loolu li ma ci mën a wax rek mooy gis nga ci MMA il faut s'attendre à tout gis nga sax suñu grand frère Bombardier barki Demba Ndiaye bi mu demee ñu koy nuyu de passage bi mu demee barki Demba Ndiaye dem combattre yi bi yàlla dogalee mu am quelques anomalies dañu gis nga zone bi ni mu changé kon aujourd'hui MMA loolu toujours lu ñuy sóoraale la que mun nga am adversaire dem ba mu des 24 heures wala ci même benn 24 heures bi moom munatul pour sauver événement bi dañ lay jox maanaam beneen heavyweight bu dee ci heavyweight ngay fight donc loolu il faut ñu xam ko kantaa nag comme li nga wax nii ñun on s'attendait à ça parce que du loo xamante ni xëy na ñàkkuñ cee xam dara donc xamoon nañ ne même bu dul mer di bargi un jour viendra ñu préparer ba desul dara lu dul des na 12 heures de temps wala des na 6 heures de temps pour ngeen dem compétir kenn ka mënatul a dem ñu indi rocci la benn adversaire boo xamante ni pare na xam nga kiñ ñu jox nii moom koo xamante ni kenn sóoraale wu la woon ci MMA sagam moo mun a pare ak sama yow mi doon entraîné nag combien de mois pour combat dina leer donc noonu la demee léegi donc li ci mais combat bi est-ce que direct lay doon wala pay-per-view lay doon tey ci guddi combat bi insha allahu rabbi bii pas en live lay doon mu ngi war a nekk minuit 30 heure Dakar minuit 30 heure de Dakar ñëpp dinañ ko heure de Dakar GMT waaw minuit 30 GMT ci tey jii nii maanaam tey ci guddi minuit 30 bu soobee yàlla tombé 8h30 jot Singapour ci la combat bi di am incha allahu rabbi léegi kontaan waaw naa ci yow trop di ñaan yàlla rek di ñaan yàlla il a pris un gros risque tey dem bu mu daaneel suñu drapeau bi parce qu'il a pris un gros risque waaw qui ne risque rien n'a rien n'aura rien loolu du problème léegi liñ ci am rek mooy li ñu warloo ak sénégalais yi li ñu warloo ak le peuple africain mooy que ne tey jii ku ne xam na Afrique niñ commencé def ci MMA te gisaguñu fa ñun benn sénégalais ñuy ñaan yàlla grosso modo waxuma sax Reug Reug mais bu ma sañoon tey ni Camerounais yi
ku mel ni Francis Ngannou nga xam ne tey moo yor la ceinture mondiale nekk un Camerounais. poids lourd. waaw poids lourd. Israël gis nga moom itam en lightweight gis nga Kamaru Ousmane ñoom ñëpp gis nga leen bu ñu sañoon tey ñu am fa de Sénégalais de pur sang te bu ma sañoon tey jii nii raaya yi nga xamante nii tey moom la MMA am yëpp muy UFC muy champion Bellator bu ma sañoon Sénégalais yi doon ay champion mën ña fa nekk potentiel bi mu ngi fi matière première bi mu ngi fi ñu am jom ñu am fula gone yu nangu ci seen der ñoo fi nekk li ñu mooy ko yi pour que ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu mun cee jote ndax buñ ci jotee adduna bi yëpp xam ne Sénégal c'est un pays boo xamante ni ay champion ñoom ñoo fi dëkk donc ñu ngi ñëpp rek leen wax ne leen mbir mi moom doonatul mbiru Reug Reug il faut toujours ma koy wax waaw li ñuy liggéey wallahi dama koy waat dépassé na Reug Reug xam na ne li ñuy liggéey moom du pour moom fi mu ne nii kay Leyti xam naa yaa ngi ci yoonu melu ngi bi moo tax déggatuñ la yaa ngi dem pour ngeen bujj jaaxle rek non ñun mun nañoo bañ a jaaxle nag macha allah agri 4 bi connexion bi doon daw voilà donc noonu la demee di wax ne daal naa def comme ni ñëpp rek bi pa moom dama naan mais xooyaa fogole séeréer xuuref na ma waagoona waago ref nun fop maxey xooya nun laya nuun ne ngari ndamit xa ɓiy nuun tige tig Sénégal o gars yi partage leen vidéo yi partage leen ndax ñu ñaanal ko mais xooya fogole séeréer fop di woo joolaay di woo xalpulaar yi di woo wolof yi njaago yeeg tukulóor yeeg képp koo xamante nii rek sa maam mu ngi Sénégal ñu ngi lay woo nga jàppale ñu ca xam ne ndam yi ci àllaahu rabbi du ndam yi waaye la ca kanam rawali bët bu soobee yàlla wooy ñëpp jërëjëf Leyti wooy ñëpp jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm merci beaucoup jërëjëf